RFM Matin. RFM Matin. Émission bi yeewaa Sénégal. RFM Matin 7h40 ñu dalal sunuy gan Cheikh Tidiane Ndiaye ak Abdou Cissé salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar. Yéen ñaari photographe ngeen yu ñu ràññee sax ci yéenekaay yi xëy ci réew mi Cheikh Tidiane l'Observateur bañ koy sanc yaa ngi fi woon jaar nga laas yaa ngi ci yéenekaay bi di Les Échos. Abdou Cissé yow Le Quotidien lañ la xamee. ak matin fa nga njëkkee. maag Georges Diop nag lu tax ñu invité leen mooy tey ci ngoon dafa am xew boo xam ni yéen a koy amal di exposition photo. ay photo yoo xam ni da ngeen koo def ci baie de Hann di tefes gi nga xam ni mu ne ca Yaraax ak la ca topp Caaroy Géej ba Mbaaw ak yàqu gi mu yàqu ci pollution maanaam mbalit yeeg lépp lu bon lay génn ca géej ga ak loraange ci am mën ngeen ñu wax photo yi ngeen def ci album bi kañ ngeen ko def ak nu ngeen ko defee. maa leen gërëm di gërëm Babacar di gërëm Georges di gërëm groupe Futurs Médias ci invité bi ñu invité. waaw kii sama xarit la depuis 2001 yàlla dafa def 2001 laa njëkk a dem baie de Hann ànd fa ku ñuy wax Daouda Diarra mooy directeur publication bi ñuy wax Vox Populi ñu def fa reportage depuis boobu ba léegi nag sama xel dafa nekkoon ci plage bi ni mu mel bàyyiwu ko may dox di fa def ay photo ba benn jour ma dajeek moom ci biir terrain bi moom it muy def ay photo moom it comme man comme yàlla def nañu ay xarit lañu foofu la ñu waxtaanee ñu boole suñuy liggéey boole suñuy doole boole suñuy xalaat continuer liggéey bi di jógee Yaraax ba Mbaaw ci tefes gi di ko dox def nañ ko plusieurs fois am na yoo xam ne moom dong mooy dem tudduma ko yëg am na yoo xam ne man dong may dem tudduma yëg su ko defee léeg-léeg ñu woo benn samedi boo xam ne matin 8h pile fa la ñuy fekk boo ñu fekkee ñu solu ak ni ñuy mel fu jaree mu dugg ci biir géej gi dañuy dugg ci biir lu mu jar dañ koy def parce que liñ ci bëgg mooy wan ñi danger bi nekk foofu moo tax ñu bëggoon a sensibiliser nit ñi ci danger bi nekk foofu nga xam ni responsabilité yu bari ñoo ko ci population yi. usines yi ak l'État. Abdou. oui. waaw maa ngi nuyu auditeurs RFM matin yëpp di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sama bopp ak képp ku ñuy déglu waaw enfin photo yi ñun ñu ngi man ak moom bokkuñu rédaction moom mu ngi nekk les Échos man ma nekk journal Le Quotidien donc léegi bu dee par exemple Sénégal la ñuy liggéeyal man ak moom dañuy ànd def reportage comme par exemple baie de Hann bi je pense que ne buñ ko defee c'est pour sensibiliser la population man ak moom bu dee Sénégal la on est ensemble su dee par exemple nag loo xam ne dañuy dem ku nekk wuti information pour ce journal ku nekk day dem wuti ay information ànd boobu ngeen doon ànd di def photo yi nga xam ne nañ ko faram-fàcce ci kanam. nu ngeen ko daan defee bu ngeen jógee Yaraax di dox ba Mbaaw da ngeen di dox ba Mbaaw topp tefes gi. dañuy dox ba Mbaaw c'est-à-dire am na yenn moment yoo xam ne sax suy taw ci la ñuy gën a ñëw def photo yi parce que des fois ci la mbalit bi di gën a am kii impact boo xam ne. buñ ko wonee nit ñi dinañu gis ne lii vraiment dafa dégradé dañ daan dox nag ba Mbaaw dox ndànk di def ay photo ba Mbaaw après retourné waat ñibbisi waaw. ngeen nar yee wane yooyu yëpp tey liggéey bi yàgg na wala yàggut diirub ñaata at. liggéey bi war la am 11 ans war la ko am. liggéey bi nag difficile la yombul. parce que boo xoolee suñu propre moyen lañ doon demee parce que banque moom dañ doon def chaque weer wu jot ñu cotiser lu mu néew 10 000 wala 15 000 def ko ci lu mel ni Orange Money wala fii suñ jógee nag def ci reportage frais yooyu si lañ ko doon def liggéey bi yombul depuis 2011
am na photo yoo xam sax jiitu na 2011 waaye liggéey bi ñu ko commencé entamer dëgg 2011 la ba tey ba ci moins de 2 mois sax boo xoolee yi nga xam ni moom la ñu war a tey am na loo xam ne matul sax photo bi matul 2 mois wala 1 mois et demi kon dañoo dem ba nga xam dañoo sës moo tax mu nekk liggéey boo xam ni lum ñu jaral dafa bari parce que affaire bi dafa garaaw ba nga xam ni. mais bu ñu gisee photo yi dinañ gis garaawaay bi parce que bu weesoo mbalit mi ci tefes gi ñu gis lu mel ni huile. ci biir ndox mi jaxasoog suuf si itam gis nañu itam ne gaal yu yàqu yi itam. bu yàqoo ñu bàyyi ko ci tefes gi. mu jallu fa lii yëpp kan moo ko def. lii lépp ñun ñaar ñoo ko def. parce que maanaam kan mooy responsable yàqu-yàqu yeeg mbalit meeg huile bii ñuy gis ci ndox mi. huile bii ngay gis ci ndox mi am na si loo xam ne si canal 6 bi lay génnee loolu mi ngi jóge Colobane HLM jàpp lu mel ni Cité 2 ñëw mécanicien yi nga xam ñoo nekk Colobane ak yu mel noonu huile yi nga xam ne moom la ñuy sotti ak yooyu day ñëw ba baie de Hann boo demee tamit côté lu mel ni Dalifort am na benn bassin bu mag boo xam ni dañ nañ wax ne sax SAR am na fa fiitu gasoil boo dee di nga fa gis loo xam da lay yéem ci yàlla nga xam ni même waa environ bi dëkk foofu sax bu ñuy noyyi dañuy noyyi xeetu gasoil sonn même ñun ñii sax bu ñuy noyyi dañ profité photo bi dem moo ñu dal lu mel ni boori mbaaw diggante SAR ak kii jour boobu suñu bët yi sax daf ammoniac bi da koy jàpp mu am quartier bu ñuy wax quartier pël bi foofu boo dee foofu xale yi presque feebar la leen def feebaru xool poumon wala ñoo xam ni asthme bi ndax ammoniac bi lépp mi ngi ci biir géej gi te xale yi dañ ciy sangu encore mu leen indi ay feebar yu méttee métti moo tax ñuy alerte ba noppi di sensibiliser loolu moo tax ñu def photo yi muy photo yoo xam daf ñoo jaral lu nekk parce que daanaa simmee ko sax moom mu xaar ma dugg ci biir sangu su ma pare dugg ci biir def photo parce que amuñu yenn moyen parce que yooyu drone moo ko war a def te amaguñ ko ñu dugg ci biir mu ma duggee bu ma jénnee damay jël eau de javel xëpp ko sama bopp duggaat ci géej gi sangu door a sol yére ñu continuer dem liggéey bu difficile loo ci xalaat rek yaakaar na ne am na si. tey lan moo gën a attirer seeni attention ci 11 ans yooyu nga xamante ne dem ngeen ko ca baie de Hann da ca jël ay photo mbalit ma fa nekk li dal nit ñi wala leneen li nga xamante ne moom mooy jóge ci usines yi lan moo gën a attirer seen attention. boo xoolee si biir photo yi am na xale yu ndaw ay 7 ans 6 ans si biir mbalit mi wala fii usine di verser foofu la ñuy sangoo yaakaar naa ku ñëw tey di nga gis photo yoo xam ni danga naan lii est-ce que am na sax Sénégal même baie bi boo xoolee photo yi am na photo yoo xam sax boo demee mënoo xam fu mu nekk parce que baie bi ku nekk sa buntu kër nga mën a xam waaye ñun ñoo la ko mën a wax ñun ñu ko ramper pile de 20 fois wala yoo xam ni jaar nañ si yoon Yaraax ba Mbaaw parce que santé mi ngi si problème santé parce que xale yu bëree bëri boo leen gisee seen bouton yi wala problème asthme wala problème xool boo fa demee daal da nga yéemu ba nga xam ne yow danga naan est-ce que lii am na Sénégal moo tax ñu alerter ba noppi sensibiliser pour l'État jël ay responsabilités. Abdou yow lan moo gën a attirer sa attention ci wàllu ndax dem ngeen ba sax ba ci biir kër yi. waaw dem nañu fépp parce que vraiment baie bi booy wax graawaayam sax da ngay yéemu daal parce que soo xoolee photo yi di nga xam ne lii danger la li ñuy wax bombe à retardement danger la ci population bi danger la tamit ci ñi nga xam ne par exemple dañuy dugg ci géej gi dem di nappi di ñëw parce que boo xoolee ndox bi sax ci boppam dafa polluer dafa ñuul kuk xam nga ci plage boo xam ne ci plage yi gënoon rafet ci àddina ci la bokk tey plage bi mel noonu ñu tuddee woon ko sax une plage dans le coma xam nga léegi ñun daal vraiment dañu def photo yooyu pour mën a sensibiliser population bi du baie de Hann rek mais ñëpp ñi dëkk ci booru ndox bi fii ci Sénégal bokk nañ ci sensibilisation boobu pour ñu bañ a def. mais di sensibiliser di ko defee itam li nga xamante ne ci sa wàllu wër-gi-yaram sax mën na la indi dara la ngay xeex ci ñeneen ña dem sax ba mënoon laa dal. ndax boo leen duggee ci biir ndox ma da ngeen di exposé wu. parce que ñun Sénégal moo ñu ñor parce que boo déggee li ma la wax ne la
suñu propre moyen la parce que boo xoolee avant ñuy am ku ñu jàppale ba ñu mën a réaliser lii on a dépassé presque 850 000 yu tegal yoo xam ne si cotisation si 11 ans yi man ak moom ñoo ko dépensé. grâce à peut-être ñi ñuy liggéeyal muy suñu directeurs yi ñoo ñuy jàppale léeg-léeg si loolu bu beneen ma dellusiwaat si danger bi parce que ñun ñi yéen ñi toog fii sax di lekk jën yi sax danger la si yéen parce que boo demee fii boo demee yéen ñi toog fii di lekk jën yi danger la parce que boo demee fii débarquer jën yi xool ko après nga ñëw yow boobu ñëwee est-ce que di nga ñaar nangoo lekk jën bu bees sax tane na waaye géej gi keccax gi ñu defaree foofu itam. même jën bu bees ak géej ak lépp yow da ngay tiit yow ba nga xam yow boo ñibbisee da nga naan man dootuma lekk. mais bu weesoo liñ ni usines yeeg canal yi nga xam ni nguur gi moo ko branché muy sotteeku foofu lan mooy responsabilité ñi dëkkee ci wetu tefes gi itam parce que mbalit mi normalement ñi dëkk ca wet ga ñoo ko fa jóor mbalit mi ñuy gis ni waaw am na mbalit moo xam ne ñi dëkk sa wet ga ñoo ko fa jóor am na loo xam ne si canal yi lay ànd di ñëw am na sax association boo xam ne nekkoon nañ fa benn jour si canal 6 bi def nañ fa benn affaire boo xam ne barrière boo xam ne pour muy baale mbalit mi ndox mi di dem waaye mbalit mi presque population bi fa dëkk la ak yeneen population yi parce que am na luy jóge si canal bi ñëw am loo xam ne ñoom ñoo ko fay këpp tout le temps parce que amuñu feneen fu ñu koy këpp kon doo fa gis UGC même boo fa ñëwee boo ko fi gisee bu ñu liggéeyee tamit ëllëg mbalit population bi këppaat ko fi parce que chaque jour association yaa ngi nettoyé chaque jour yaa ngi ne da ngay dégg ñu woo ñu ne ñu am nañ nettoiement ñun dañuy ñëw sax si nettoiement bi heure mu amee nettoiement dañ fay ñëw. justement fa laa bëggoon ñëw ak Abdou. ci 11 ans yooyu lan moo demoon sax ba nekk seeni rapport ak ña nga xamante ne ñoo dëkk ca wetu Béga ndax 11 ans ngeen fay dem am na li nga xamante war ngeen koo seq ak ñoom. waaw am na ñoo xam ne daan nañu waxtaan ak ñoom parce que ñun xam nga comme ay photographe lañu li ñu gën a. est-ce que ñoom dañ leen doon inspiré ci seeni photo. bah bien sûr parce que. booy photo ñoom dinañu ñëw xaw a taxaw mel ni luy impliqué wu laaj la affaire yooyu nga ne leen bon man dama ñëw pour mbalit mi nekk fii pour ëllëg ñu dindi ko xam nga parce que ñoom xam nga ba léegi gëmuñu ne dépollution boobu war na am na ci ñoo xam ne gëmuñu ko parce que dañuy wax ne heure bu nekk rek dañuy wax dépollution dina am te gisuñu dara quoi ñu ne leen ñun. daal si la ñu defar catalogue bi ñu defaree catalogue bi nag ci lañ leen won ñoom ñuy doog a gis danger bi nekk ci baie bi parce que soo ñëwee nii soo gisee mbali bi doone fii vraiment danger am na fi il faut ñu won la catalogue bi mu paree ci lañ leen won nag ñuy doog a gis nag danger bi nga xam ne moo am ci baie bi. mbaa amul ay photo mise en scène rek. non photo yi ñun. saa yu ñu ñëwee bi ñuy def tey ak bi ñuy gis beneen yoon bokkul parce que am na ci comme mbalit bi am na ci yoo xam ne ci biir géej gi lay génnee yére yeeg yooyu ngay gis noonu ci biir géej gi lay génnee mais li ci ëpp nit ñi ñoo fay tuur mbalit yi ay jën yu ñu lekk ba pare ay ceeb ay affaire yooyu nit ñi ñoo ko fay def mais yére yi moom ci biir géej gi lay jógee. ci biir géej gi lay parce que yére yooyu si canal yi lay jógee parce que canal yi façon mbalit bu leen da ngay gis sax ay xottu télé bu yàqu. voilà télé bu yàqu. wala nga gis chaise anglais douce boo xam ne si mu yàqu. da nga ko gis si biir canal boo demee si photo yi di nga ko gis waaw. parce que tamit loolu ci collecteur bi la jóge xam na. ci collecteur bi. parce que yu si bari collecteur bi déparé Fann. jaar HLM Colobane wutali foofu. mu ñëw canal 6 bi. am na boo xam ne tamit. mi ngi jógee zone de captage ñëw ci baie bi am na boo xam mi ngi jóge canal Sogas ak Seras ñëw ci biir boo ñëwee yàlla bu la yàlla ni mën nga dem fa suba teel canal Sogas bi da nga naan fii est-ce que mer du mer rouge day géej gi day xonk cooy ba ay 11h 10h da nga ci géej gi xonk cooy. mu mel ni mooy canal ba jógee Seras. waaw ren dim xar meeg ñoom seen deret jéeg yëpp dem ci biir. effectivement duñ traité duñ def la léppay sotteeku foofu loolu nga xool ko yooyu boo fa demee. am na yoo xam ne sax bi ñu defee catalogue bi boo ñëwee ci population bi ci lañ lay gën a jox impact pour nga mën a def li ngay liggéey parce que gis nañu danger bi nga xam ne moo nekk ci affaire bi. ñu xam ne processus de dépollution baie de Hann bi door na tey ngeen def lii est-ce que bu demee ba noppi
bu ñu déployer baie de Hann bi da ngeen defaat itam delluwaat fa pour méngale la ngeen fa bawoon ak la nga xamante ne moo fay nekk buñ jógee ci dépollution bi Abdou. Oui bien sûr parce que war nañu wone ni baie bi meloon ak baie bi bu paree tamit ni mu mel pour ñu méngale ñaari xar kanam yi parce que baie bi ni mu mel nii vraiment beneen affaire la léegi su paree dinañ ko jëlaat même chose même position pour wane waat ne. ñun bépp projet bu ñuy def dañuy def avant pendant après même boo xoolee am nañ benn programme boo xam ne Dakar avant 2000 ak après 2000 ak pendant léegi yëpp defoon nañ ko même corniche bi fii su mujjun mën nañ leen wan léegi photo yi bi fi xale yi nekk di football ak toboggan bi sax avant toboggan même tunnel bi wan nañ leen la avant mooy ak toboggan. pendant ak après bi mu pare liggéeyuñu tey parce que peut-être ñàkk moyen moo tax ñu xaw a retard boobu waaye côté boobu liggéey nañ Dakar avant même Patte d'Oie ñu meloon avant ab pendant ak après même. bu ngeen jàngatee loolu yëpp ci tënk dëkk bi day defar wala day yàqu. waaw ci tënk am na luy defar waaye am na luy yàq am na defar yoo xam ne tamit yàq lay nuru parce que am na yoo xam ne da nga koy defar ñu yàq ko am na yoo xam ne da nga ciy jublu defar fekk da nga ko war a defaree du noonu parce que il faut nga laaj ñi nga xam ni ñoo fa nekk lan la ñu bëgg ak fan lañ jaar waaye bu fekkee da nga dem toog def sa li ngay def ba pare waaye am na lu ñuy defar si dëkk bi lu bare bare. jërëjëf Cheikh Tidiane Ndiaye ak Abdou Cissé ñaari photographe yu war a amal xew tey boo xam ni ci ngoon la vernissage exposition photo bu ngeen ni gaaral photo yi ngeen def ci tefesu Yaraax beek ñoom seen. dañoo bëgg a def ni mbër yi. gërëm parce que du mbër sax parce que tamit bu ñu ñëwee fii grâce à suñuy patron. ak ñi ñuy jàppale mooy ku mel ni Cheikh Oumar Ndaw. Cheikh Oumar Ndaw borom yéenekaay bi di Les Échos. ak Madiambal Diagne bu Le Quotidien fi Abdou Cissé di liggéey. waaw même si wàllu. waxal ci micro bi. si wàllu catalogue yi. ku mel ni le président ANPS jàppale nañ si bu baax a baax. muy Abdoulaye Thiam jàppale nañ si bu baax a baax. ku mel ni Mbacke Seck ñu ñuy jàppale parce que information yu bari yu ñu soxla moom moo ñu koy jox. yàgg naa yëngu ci mbiru baie de Hann. ku mel ni Idrissa Sané journaliste Soleil tamit daf ñuy jàppale. parce que tamit environnement te ñun environnement rek la ñuy liggéey. jërëjëf kon xew mi tey ci ngoon ban heure la fan la. tey si ngoon 16h biir parc Hann. jërëjëf. dinañ fa présenter 60 tables parce que 3 parties lay doon. première partie bi 60 tables la ñuy defar grâce à Osiwa moom moo tax ñu mën a defar affaire bi. ñooñu ñu leen jàppale ñooñu ñu leen jàppale. Abdou waaw 5 secondes. waaw bëggoon nañ tamit par exemple parce que jox nañu ñi nga xam ne ñoo nar a nekk maire de Dakar. pour ñu ñëw ñoom tamit présenter seen programme ci wàllu environnement jërëjëf Abdou Cissé jërëjëf Cheikh Tidiane Ndiaye jaajëf Georges Fati ñu ngi lay ziar ñu yendu ak jàmm. spécial fin d'année yendu ak jàmm ak toute l'équipe d'RFM Matin di fàttali rek xew-xew bés bi ak suñu naataango yooyu di ay photographe maa ngi koy wax sànq ñu def quand même un travail extraordinaire sur la baie de Hann mu bokkoon ci baie yi gën a rafet ci àddina bi pollution bi tax mu am jafe-jafe Cheikh Tidiane oui. alors absolument xam naa rek Malick xam na leen bu baax. ñoom grand Cheikh Ndiaye yàgg nañu ànd ay Coupe d'Afrique campagne di kii vraiment ça ne nous étonne pas quoi qu'ils produisent ce genre de travail. voilà donc on est voilà. c'est des PDG. liggéey bu am solo la parce que baie de Hann ku ne xam na ni vraiment ni mu détérioré woo métti na bëri na ay nit yu nga xam ne ñu ngi ci yëngatu. pour delloowaat baie bi son lustre d'antan. am na ay jéego yu bëri yu ñu ciy def ku ci mel ni Mbacke Seck mi ngi ciy xeex le maire de Hann Bel-Air. les populations de Hann Bel-Air ñoom ñëpp ñu ngi def tout pour que baie bi retrouver son lustre d'antan. voilà donc ñoom aussi ñu joué ci seen partition lu am solo. lu am solo la et puis exposition bi les frères Guissé aussi. voilà les frères Guissé également. ñoom tam ñu ngi ciy xeex. voilà exposition bi tey ci ngoon la incha allah ñuy jaajëfalaat encore bu baax Babacar Fall di nuyuwaat téléspectateur auditeur lecteur ci gàttal képp kuy safoo groupe Futurs Médias juróom-ñetti waxtu jot na xibaar yi la ñuy soobu ànd ci ak Serigne Cheikh.